bëgg a génn sax def ci benn genre jàngat muy li nga xamante ni mooy coronavirus bi nga xamante ne am na ca Chine yow nga am ci position boo xamante ni xëy na xaw na jaaxal nit ñi am ñu bëggoon tey am ci loo xamante ne dana gën a leer ci ñoom ndax da nga ne l'islam nanguwul ñuy dem di jëli étudiant Sénégal ngir indi ndax loolu mën nga ñu ko jàngatal monsieur le ministre. waaw man benn article laa ci def ab contribution boo xam ne dama ko jéem a layal ci wax ju bari dama njëkk départ ci parce que wax ji mi ngi juddoo ci bi chef de l'État ne mënu la nekk ma ne matériellement techniquement scientifiquement mënu la nekk dëggal loola parce que boo calculer diggante Sénégal ak Chine gën jaa néew mat na 11 847 kilomètres loolu war a def 14 heures de vol 14 heures de vol sans escale parce que jamono ji ku jëlee ay nit waa benn dëkk du nangu nga escale ak ñoom ci réewam loolu c'est clair defe naa bateau yi nu arraisonné Japon boobu ba léegi firnde la ci loolu alors donc loolu avion un long courrier moo ko man gisaluma Air Sénégal wala beneen xeetu société ci Sénégal bu fi am un long courrier bu mën a def 11 heures de vol sans escale 14 heures de vol sans escale donc loolu wane na ne matériellement mënuñu ko techniquement mënuñu ko ensuite avion boobu avion médicalisé lay doon ànd ak un personnel médical dem jëli leen fagaru aussi ba au cas où maladie ba am fa du leen wàll certes nee nañu sunu doom yooye fa nekk maladie bi jot jàppagu leen te ñu ngi ñaan yàlla mu musal leen ci waaye maladie bi dafa am phase d'incubation moo tax ku fa mën a jógee ak dëkk yépp moom la ñuy appliquer fi mu nekk nii dañ lay mettre en quarantaine au moins pendant 2 semaines 14 jours mooy phase d'incubation bi pour xool parce que maladie bu am phase d'incubation li muy tekki moo di ne mën nga yore doomu jàngoro bi te du feeñagum nga dem ba nangami bés mu tàmbalee feeñ ce qui veut dire que nga jëlee foofa mën na indiwaale doomu jàngoro bi mais du feeñagum ca moom jamono yi bu ñu koy defalee examen mais bu dikkee ba toog fii une semaine et quelque affaire bi tàmbalee feeñ ma ne waaw xel sax nanguwul Chine mi nga xam ne moo ñu ëppi moyen fuuf Chine wax nañ ne tabax na hôpital ci jamono yi ci fukki fan ñun defe naa bu doon tabaxam hôpital gën jaa néew dana mat ñaari at alors Chine moomu affaire bi jaaxal ko Chine ci boppam dëkk ba mu am waxuma la province de Hubei sax ci boppam province de Hubei parce que dëkk bi Wuhan mi ngi ci biir province Hubei dañu mettre toute la province en quarantaine chinois yi ne chinois bu dëkk ca foofa ba maladie bi feeñeek tey amatoo droit génn foofu dugg ci beneen goxu Chine chinois yi ci boppam loolu la def te loolu ci chinois yi lañ ko appliqué waaw loolu xel mun naa nangu yow nga am fa 13 sénégalais ak lu ñu leen bëgg-bëgg suñuy doom lañu ci ñun lañ bokk ku loolu amul werante waaye nag xel daa mayewul nga jëli ñooña foofa ak chinois yi te sax même bu ñu feebaroon yàlla na leen ci yàlla musal chinois yi ëpp démb am médecin ki jiite kuréelu médecin yi nga xam ne mooy topp bi waxaat na ko répété na ko nee na chinois yi ñoo ñu ëpp moyen ci faj loola ñoo ko gën a xam parce que ñoom jonjoon nañoo ko feebar bi keneen ku dul ñoom ñoo la ko gën a man te it OMS félicité na leen ci mesure de sauvegarde yi ñu jël pour feebar bi bañ a tasaaroo waaw loolu ñun dañuy jóg Sénégal xotti sartu OMS xotti sart yëpp dem jëli sunuy doom am na ku ne ma loolu laa njëkk layal ba ma jeexale ko nag ne faf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu wér Buxaari ak Muslim solo ko dafa wax ne taawoon muy mbas fu mu feeñ cib dëkk bu ca dugg boo doon waaj a dem ca dëkk ba bu fa dem te taawoon ba jeexul bu la fa fekkee bul génn na nga xaar ba mu jeex am na beneen riwaaye sax bof ne na nga toog muñ muhtasiban lillah wéeru doyloo yàlla ba yàlla wéral la Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu mbir mi daal ko mu jóg bés di dem Cham dem ba takk ñu ne ko
Saam kat ab feebar daf faa feeñ mu ne kon nag xaar leen ma diisoo waa ahlu badar ñu am ñaari xalaat ñii ne ko demal ñii ne ko bul dem muy diisoo ba egsi ci waa ahlul bayatul ridwaan maanaam ñi mujj a dugg ci lislaam ñooñe ñépp ne ko ñun daal gis nañ ne bul dem parce que feebar ba nangam ak nangam mu dellu si ca Abdurahman ibn Awf ne ko man de dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu fekkee ne feebar dafa feeñ bu mel ni taawun buy wàllaate dafa feeñ ci dëkk bu leen ca dugg bu ngeen fa nekkee bu leen ko génn am ku ne ko ci saxaaba yi waaw Omar ndax dangay ragal dogalab yàlla Omar ne ko waaw boo yore woon ay xar ñee la ñaari barab a ngi nii bii dafa naat bii dafa kekk la dara amu fa fan ngay faral say xar mu ne ko barab bu naat ba mu ne ko ndax barab bu kekk ba yàlla dogalu ko mu ne ko kay mu ne ko waaw mais li xel maye mooy nga bàyyi kekk ba dem faral leen ci fu naat fi noonu lay attee fomm naa yoon wa donc c'est clair amul sax werante islam yàlla dogal na cas bi présenté wu am na ñu naan ca jamono yonent bi la xadis boobu xam nga loolu moom jaahil defe naa moo koy wax parce que li yàlla wàcce yonent bi école la woon daf ñu doon jàngal rek naka la ñuy dunde suñ àdduna lu bari loo xam ne lu dul alxususiyaat loo xam ne jagleem moom kese la waaye lu dul loola dafay appliqué wu ci beneen jamono al islam saalihun li kulli zaman wa makan day valable macha allah day valable ci bépp jamono ak bépp barab donc wax ju mel noonu defe naa ne ku koy wax da nga xamut dëgg-dëgg ni lislaam tëddee donc loolu man mooy li ma ci wax te loolu texte islam la bu wér boo xam ne ku nekk mën na caa dem gëstu ji ko xadis bi it xadis la bu wér boo xam ne ñi ko solo bari na waaye mi ngi ci saxeexu Buxaari ak Muslim te ñi xàmmee nañu ko am na ku naan ma dama koy tudd sax mooy Gassama bu Amnesty ne waaw lu tax Algérie ak Maroc ak i Mauritanie dem jëli ñun lislaam ñun dañuy sun roywaay ñun lislaam ñu kenn du ci sun référence même Arabie Saoudite du ñu sunu référence c'est l'islam dañoo jàng texte bi ni ñoom la ñuy appliquer ñu di ko appliquer du ñu seeni taalibe du ñu dara ci ñoom yàgg nañuy defi mbir yoo xam ne waroon ak lislaam ñun ñu def leneen même ba ci koor gi sax léeg-léeg ñoom ñu wari ñun du ñu wari léeg-léeg ñun ñu wari ñoom du ñu wari ainsi de suite donc ñoom du ñu sunu référence te complexe arabité boobu yàlla dimbale na Sénégal ba ca sunuy maam ba léegi alhamdulilah mucc nañ ci. loolu am na solo monsieur le ministre léegi ba tey comme yow yàlla dogal na islamologue nga bien vrai que xëy na politicien nga aussi nga yëngu ci wàllu diine ci ay ONG yu am mag am ci ay taxawaay moom ay phénomènes yoo xamante ne day feeñ Sénégal ci lu bëree bëri bi ci mujj mooy ku ñuy wax Seyda Zaman nga xamante ni moom mi ngi woote ak nubuwa ne yonent la waaye itam di jël alquran sax di ko utiliser ci beneen façon boo xamante ni xëy na war nañ ko mën a jàngat est-ce que loolu dañ koy seel rek bàyyi ko mu continuer ku ne di génn wala dañ ci utal solution monsieur le ministre. waaw bàyyi mu jàll moom xel daju ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne man raa minkum munkaran fal yughayyirhu képp ku ci yéen ku gis ñaawteef na ko soppi taxyir alors soppi bi mën naa nekk arrêté ko par la force mën naa nekk arrêté ko par plusieurs moyens loolu xadis bi leeral na ko waaye li am solo mooy soppi bi moom munta ñàkk alhamdulilah nag Sénégal nag du réew moo xam ne l'islam des ko fiy fooye defe naa ne ndaw soosu ngay wax am na ñu ko jiitu woon maa ngi fàttaliku Njaay moo di grandu feeñoon na fi di wax daanaka lu nuroog loolu di tari fatiha di ko juutal man jamono jooje gën naa nekk ndaw mais li may wax nii ñi ngi koy seede ma ànd ak Moussa Fall booba ñooy liggéey mu nekk sama adjoint ma nekk mudiru hayatul ighatha ma dem ba centenaire këram jàkkaarloog moom mu wan ko ne ko li nga nekk réer la alquran kenn mënu koo juutal yow kenn wax yu wula
wax yu pare na ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam leneen loo am dama ragal ne seytaane la da nga koo xamul waaye bul yaakaar ne wax yu la bul yaakaar ne mënutoo nekk ab yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy xaatamul anbiya wa rusul loolu du lu ñuy werante du lu ñuy laam-laame alors ak ñeneen ñu feeñaat gannaaw gi mais alhamdulilah jaamaarloo nañu ak ñoom ba ñu xam ne li ñu nekk ay caaxaan lañ te sénégalais yi du leen topp ca loola sunu borom itam yàlla bu ñu foog ne day seetaan inna nahnu nazzalna dhikra mbir mi moo ko moomal boppam moo koy wattu itam ña nga fi déggoon ñëpp ñuy woote yu mel noonu anañu faatu nañu dem nañu ndaw si itam yaakaar naa ne histoire am du yàgg léegi nga dégg ne mbiram jàll na te alhamdulilah sénégalais yi yàlla def na ci wàllu diine yewu nañ yewu goo xam ne mu ne su leen a këfati te ku jàngul diine xamuloo ko nit ñi xam sa histoire gis la defe naa ne mënoo nax nit ñi ci mbiru diine nañu jaar weneen yoon mais diine moom du barab bu ñu mën a naxeeti nit ñi yaakaar na. monsieur le ministre loolu am na solo mais ba tey est-ce que jotul jigéen ñi nga xamante ne léegi ñu ngi faral di génn di jël casquette yooyu di jox ay góor ay ñu mel noonu daal di am taxawaay boo xamante ni xaaruñu ko woon ci jigéen ndax lu yàlla mayul woon yonent bi ay soxna yonent bi mayu ko woon soxna yu baax ñu rabital adawiya ñu mel noonu mayu ko woon surtout naa Mariam est-ce que tey suñu jigéen ñi tey mënuñoo roy ci ñooñu au lieu que ñuy jéem a xëcc loo xamante ni mën naa nasaxal li nga xamante ni mooy lii nga xamante ni moom lañu jëmbat Sénégal comme ni ñu ko waxee mooy ñàkk fooy diine. ok mais alhamdulilah côté boobu it boo seetloo Sénégal ay jigéen yu baax a ngi fi ay sayidaat yu muhtaramaat yoo xam ne ñi ngi góorgóorlu ci wàllu diine defe naa bëgguma tudd tur mais ku leen doon tudd bari nañu lool te ñi ngi taxawaay bi ñu war a taxaw di yeete di jàngal jigéen ñi di leen leeralal seen lislaam mais nag jamono noonu lu ko sunu borom subhanahu wa taala binde yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono jam fi nekkee sax ñoom Musaylimatul Kazzab ak ñeneen dañu feeñoon loolu moo jamono ànd yàlla moo dogal as-siraa bayna al-haqq wal baatil xeex diggante fen ak dëgg diggante caaxaan ak lu dul caaxaan loolu xeex abadi la c'est une guerre permanente donc loolu dama yaakaar ne sax yàlla daf koo defal jullit yi pour ñu am fu ñu wute tiyaaba moo tax saa su nekk mu di leen créer lu mel noonu man damay faral di wax sax ne ci philosophie islamique boo delloo ca cosaanu lislaam wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaailun fi l ardi xalifatan ba ni mu jeexee yàlla boo seetloo xissa bi boo ko toppee ba ca jeexital ba fa leen iblis naxe ba lekk leeloon aadama ak sunu maam Hawa la leen yàlla aaye woon ca aljanna joojee sunu borom jàjji leen la ca mujj suñu borom dafa boole iblis ak aadam ne leen ihbita fil ardi jamian àndandoo leen wàcc imagineel ñu boole la yaag sa morom ci parachute cëppeel leen ci arène parce que adduna ab arène la baadukum li baadin adu yéen ku ci nekk sa noonam morom nga loolu li muy tekki mooy pareel pour bëre adduna ji yàlla dafa ñu fee wàcce pour ñu bëre ak seytaane ci une lutte permanente ku comprendre philosophie boobu nag yaa ngi nax sa bopp donc bëre boobu yàlla moo ñu ko defloo parce que yàlla moo ñu boole ak suñu noonu lëkkale wàcce ñoog moom ci parachute ci kaw suuf ne ñu kenn ku nekk sa noonam morom la loolu te testé na ko parce que Iblis bokkoon na ci ba ñuy teral aadama ñépp sujjóot malaaka yi sax sujjóot mu lànk ne du ko sujjóotal waxoon na yàlla ne dinaa ko réeral moom njabootam yàlla ne ko doo ko man ci ñi sellal ci ñoom kon loolu la ñuy testé ci àdduna xissa boobu daf ñuy dellu si tuuti ci suñu dund di ñu wan ñun jaam ne du ñu ñàkk mukk ay jafe-jafe ci kaw suuf du ñu ñàkk mukk noonu bu ñuy jaamaar buy jéem a yàq diine wala buy jéem a nasaxal xelu nit ñi bu ko defee rek ñi gëm yàlla seen wareef mooy jóg taxaw na ko sunu borom diggale woon sunu maam aadama ñu jóg taxaw parce que yàlla ma nga tàmbalee xissa ba wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaailun fil ardi xalifatan damay def ci kaw suuf ku ma fa toogal ku ma fay représenté yàlla kenn du ko wuutu ndax du fàddu bañ di ko wuutu kon représentation boo xam ne ka ngay représenté la ngay def moo la ko dàq foo toll mi ngi lay gis
fu mu la yebal lam fay def pare na ba pare kooku takrim la rek comme ni ñu ko waxee représentation boobu presque représentation honorifique la waaye sunu borom subhanahu wa taala noppi na ci la muy def waaye malgré honneur boobu mu ñu defal itam war nañoo def tout pour yelloo ko nañ ko yellowee nag mooy iblis moomu nga xam ne noonu la ñu jaamaarloo ak moom ni ñu ko suñ borom waxee ba ilaa yawmiddin. jërëjëf monsieur le ministre loolu am na solo yal na yàlla defal tawfeex bu ñu génnee ci loolu ñu gis ne jamono yu ñu toll Sénégal rey yi bëri na fi loolu te mu doon diine boo xam dëkk boo xamante ne certes du réew islamique mais nit ñi war nañu mën a di attewoo ci li nga xamante ni même je pense que peine de mort sax ci laïcité bi mën nañ ko indiwaat ndax bu fekkente ni xool nañ ñi ne ku jóg rey te yàlla sant nañu ko rey dañ ko war a rey soit indi loo xamante ni dañ ciy attewoo jëmee ci bi nga xamante ni bokk ci diine l'islam appliqué ci ñoom ñeneen ñu xool lu leen attee wala ñu xool nu ñu indiwaatee peine de mort ndax léegi rey bëri. waaw man nag foofu dama ci am jàngat bu dépasser un peu situation conjoncturelle bi. dama naan boo ma laajee man ndax ànd naa ci peine de mort wala déet dama lay tontu ne la wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xeeratu min amrihim loolu sunu borom yàlla moo ko wax nee na way gëm bu góor ak way gëm bu jigéen amuñu sañ-sañ bu yàlla ak yonentam dogalee benn mbir ñu am ca lu ñuy tànn ak lu ñuy bàyyi kon bu yàlla ne ku rey nan ko rey ñun amatuñu sañ-sañ sax di discuter loola waxuma laa rek naan contre nañu ak ànd nañu si du ñu wax lu dul sami'na wa ataana li suñu borom wax ci la ñu ànd te loolu lañ jàpp ne mooy li war a am mais nag réalité bi ñuy dund moo di ne dafa ami kuréel ci àdduna bi yoo xam ne ñoo ŋànk àdduna bi fi mu nekk nii parce que jullit ñi nasax nañu ba ñoo ñuy jiite leen ñooñu nag ñoo abolir peine de mort te dañoo jël xaalis bu bari ak moyens yu bari sama xarit Gassama moomu nga xam ne da doon contre hadith bi ñu mel ni ñoom amnistie droit de l'homme yi ngay dégg seen salaire rek financement bi ñuy jot yépp ña leen koy jox loolu la ñuy xeex te ñu kenn ci ñoom sañul ñu teg la cim réew ñu wax loolu te àdduwoo ci dekkul seetlu rek boo waxoon tey ne dañuy dellu si peine de mort da nga leen gis tout de suite ñu génn wala bu ci suba saa duñ jot seen salaire wala sax ñu jëlee leen ca place ba loolu mooy complication bi yëmul foofu état yi ci boppam chef d'état bu fi jéem a abolir peine de mort wala nga bañ ko abolir danañ la teg pression ba duutoo mën a am crédit fenn ci àdduna bi presque donc loolu mooy réalité mais nag l'islam moom loolu du ko changé la fi nekkoon mi ngi fi jullit yi nañuy liggéey pour delloo si parce que mbir mi ñi ne na peine de mort dem ci xelu doomu aadama donc lañ ko wéer yàlla nag moo bind àdduna moo bind doomu aadama moo xam lu tax mu indi ko kon kooku kenn du weranteeg moom moo ñu gën a bu dee yërmande moo la ko ëppale bu dee xam efficacité moo la ko gën a xam ndax moom xam na démb xam tey moo xam ëllëg kooku kenn du moom kenn du weranteeg moom kenn du werante ay waxam sunu ñàkk fayda moo tax sax ñu toll fii ñu di ñu laaj ndax d'accord ngeen ci lii wala déet li ñu waroon a def mooy ne li yàlla wax amut werante laa ji daala fii waaye nag xëy na dañ ñoo noot bu fekkee dañ ñoo noot man lu la yaakaar ba moo tax defuñu ko waaye li yàlla wax mooy dëgg moo xam résultat bu muy mën a joxe man li yàlla wax du ma ci xool ban résultat la wallaahi résultat am ak ñàkk am sama yoon nekku ci yàlla wax na ko loolu la ñu war a def ndax mooy li gën yàlla lu mu wax mooy li gën lu mu tere mooy li bon loolu laa ji daal fii dalik loolu am na solo ndax Sénégal jarati na muy am ministre des affaires religieuses parce que gis nañ ni nekkam da nga doo sax sentir na nekk na et mu doon waroon doon ministère boo xamante ne dafay nekk ministère bu souverain boo xamante ne dana ŋànk dina yi fi nekk ba mën na saytu yi bëri yoo xamante ne tey bu taxawee ñu mën ko taxaw saytu ko wala autorité islamique yu mel noonu lan moo tax ñun mënuñu taxaw ci loolu wala boog ñu éliminer boog ministre des affaires religieuses. waaw loolooy li war a am doo éliminer nañ ko sax daka mas na am parce que li amoon mooy maître Abdoulaye Wade jamonoom moo ma nommé woon ministre conseiller chargé des affaires religieuses. le ministre conseiller auprès du président de la République. foofu nit ñi dañ fiy juum parce que foogoon nañ ne
ca jamono yooyu ministre religieux la buy gérer jàkka yeeg daaray alxuraan non c'était pas ça. ministre conseil laa nekkoon auprès du président maanaam lépp lu jëm ci wàllu diine ma di ko ci conseil. mais buñ fàtte ne ba may nommé Abdoulaye Wade moom xamuloon sax ne jàng naa arab moom ba may nommé porte-parole la ma nommé. ministre conseiller chargé de la communication de la présidence, chargé des relations avec la presse, porte-parole de la présidence de la République sama décret de nomination loolu lañ ci def. ca biir waxtaan wa nag maak moom. laa ko wax boobu mbiru monument bi mi ngi coow laa ngi jollee. mu ne ma mais Bamba lu tax arabisants yi contre ma. oustaz yi contre ma ak man li may def lépp. ma ne ko président xam naa li ngay def naam bari na waaye li des moo ëpp tàmbali di ko limal mu ne ma mais yow da nga xam situation bi yow dafa xanaa et puis dégg naa la sax ci débat yi ngay làkki arab xam foo jànge loolu ma ne ko mais man monsieur le président arabe laa gën a jàng université bii laa génne ci année de maîtrise ci département d'arabe mu ne ah bon mu ne kon danaa la ci yokkal defe naa chargé des arabophones wala lu demee noonu sax la ko tudde woon ma ne ko ten koo def monsieur le président chargé des affaires islamiques mu ne ma non nous sommes dans un pays laïque on met chargé des affaires religieuses ma ne ko vous avez raison monsieur le président alors c'est parti comme ça donc amoon na yéena ne élection 2012 ne bu gagné woon da koy def un ministère souverain boobu ngay wax indépendant buy gérer tout ce qui est religieux pas seulement du côté des musulmans mais également sunu mbokk chrétiens yi yeneen diine yi fi ne mais je crois que lu war a am la man du ma ko discuter sax dama naan xëy na sunu ñàkk xam moo tax amaluñ ko mais en dehors de lii ñuy foog ñëpp mënuma yaakaar ne Sénégal war na am ministère des sports am ministère buy toppatoo économie am ministère buy toppatoo ndox mi am ministère buy toppatoo càmm gi te du am ministère buy toppatoo diine diine moo ëpp doole yooyu yëpp te diine moo ëpp complication yooyu te diine état daf ko war a gérer wala bu ko deful gis nañ ko sax suba gu jot moo am ci problème boo xam ne du xam nu mu koy résoudre te problème bu diine bokkul ak yeneen problème yi parce que du doon problème bu ndaw donc je crois que al toppee gi ñu meloon ci tubaab yi ñooñu créer structure yi nga xam ne suñu gouvernement yi ci la ñuy doxee actuellement mais loolu je crois que bés bu dañee ci suñu xel du ñu sax werante ndax ministère des affaires religieuses war na am wala déet réew moo xam ne ñëpp ay religieux lañ parce que Sénégal soit tu es musulman ou tu es chrétien mais leneen amatu fi donc réew moo xam ne à 100% ay religieux lañ nga ne amuma ministère des affaires religieuses c'est incompréhensible c'est même anormal dëgg la loolu am na solo ba tey ñu tax des ci wàllu diine ndax gis nañu lu fi xew ay bés yu ñu génn démb ak bërki démb ku ñuy woowee benn sëriñ daara comme ni ñu koy waxee rek loo xamante ne ku ko dégg sa xol naqar yi jàpp ay xale tëddee leen def ak ñoom ay jëf yoo xamante ne ku jàngul sax benn xam-xam jombal nga rawatina koo xamante ne ñu ngi koy woowee ab sëriñ daara wala boobu ab oustaz monsieur le ministre loolu nu nga ban jàngal nga ciy def. waaw jàngat bi mooy day fekk si li ñu doon wax léegi c'est-à-dire que njàngaleem alquran amul kenn géré wu ko te loolu normal état warul la bàyyi benn xeetu njàngale ci réewam di dox te du ko gérer du ci dugal loxoom xam nga yaa ngi ne sëriñ daara mais est-ce que kooku sax sëriñ daara la est-ce que am na muwasafaat maanaam critère yi nga xam ne moom la waroon a am pour jàngale alquran loolu lépp xamuma awma tontu li xam naa ne yow amuloo tontu li loolu li koy waral mooy état daf ci génne loxoom et loolu ce n'est pas normal je crois que ni état di gérer éducation ba léegi nga xam ne mooy yar xale yi Sénégal yi la war a gérer bépp xeetu éducation buy am ci réew mi et surtout nag njàngum daara parce que njàngum daara dafay former nit éducation la daf koy yar daf koy defar te bu nu seetlu woon réew mi ci boppam dama koy faral di wax ñaari tibu école la fi am école bi ñu donne ci tubaab yi ak école daara mais nañu xool rek réew mi nañ jël man day bu ñu doon comparer damay daal di jël Seydi Hadj Malick Sy radiallahu anhu Cheikh Ahmad Bamba
Cheikh Omar Al Foutiyou Souleymane Baal Cheikh Abdallah Niass ñu mel ni ñoom mën naa yem foofu rek teg juróom mi ne ma génneel ma ci école française juróom yu ma mën a tollaleeg ñii ku nekk xam na ne amul loolu boo ko toppoon ba tey jii noonu lay demee alors donc école bële li mu produire ci qualité nit bii produire ko li mu wane ci nit ñu baax yu nekk Sénégal bële amu ko xanaa kay buñ moomee suñu bopp école bële sax lañ war a gën a toppatoo daara ji ci beneen parce que lim ñu jural ci ay doom yu baax lim ñu jural ci ay nit ñu sell lim ñu jural ci qualité doomu aadama ñun bu ñu bëgg a former boobu école bële mënu koo produire donc école bii bu nu nekkoon dëgg-dëgg ñu yoree seen xel ak seen liberté yaakaar naa ne école bii la ñuy njëkk a tànn toppatoo ko ba pare buñ ci yokk leneen nag yokk ci leneen waaye moom warul mën a des ginnaaw dëgg la monsieur le ministre loolu am na solo waxtu wi dab nañ la ngay tàggoo téléspectateurs yi waaw di sant borom bi di leen ñaanal nag seen télé bi gën a jëm kanam alhamdulilah gis naa bu baax ne mi ngi jëm kanam te yaakaar naa ne dana gën a yokku et di la féliciter aussi ci émission bi parce que mi nga tàmbalee ci tur wa Daarul Arqam dafa nekkoon barab boo xam ne ca tàmbali bi lislaam fa lañ daan yare nit ñi fa lañ daan wanee lislaam fa la pépinière bi nga xam ne moo jur saxaaba yu tedd yooyu jaare kon boo jëlee ab émission tudde ko tur woowu yaakaar naa ne ba tey dana mën a jur pépinière boo xam ne dina fi génne ay réflexion yoo xam ne dana jëriñ lislaam waaye dina jëriñ réew mi parce que nag l'islam mooy jàmm l'islam mooy yeewute l'islam mooy njub te loolu la réew mi soxla donc ñu ngi leen di encourager di ñaan yàlla defal leen tawfiq defal ñu ko ba ñun ñëpp ñu mën a jaar ci yoon nga xam ne mooy yu jub amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf monsieur le ministre ñu ngi lay sant di la gërëm sa teewaay ndax saay bu ñu la soxlaa rek nga yombalal ñu ko yàlla taxaw la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm bu baax mbokk yi téléspectateur di la ñaanal yàlla defal leen tawfiq bu yaatoo yaatu defal leen ko defal ko réew defal ko mboolem jullit ci àdduna bi ndax loolu réew mi soxla na ko macha allah di ñaan yàlla nañu yàlla may jàmm def ñu dëggi jullit yàlla bu ñu fàttee la ilaha illallah suñu mujj gu wax lu ñu am yàlla nañu am yàlla lu ñu ñàkk yàlla nañu am yàlla hada wa billahi tawfiq wa astaghfirullah li wa lakum Souleymane Sy moo ne woon ci caméra bi régie Modou Diouf Penda ak Alassane production Adama hada wa billahi tawfiq Lamine montage wa astaghfirullah li wa lakum wa li saari lmuslimin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf Ndiaye aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh barakallah علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان la woon ca njalbeen mbëggeel daal di lan mbëggeel gu amul àpp te bëri doole lool ci wàllum télévision boobu mbëggeel moo jur 7TV suñuy programme tënku ci xarañteef bu mag ànd ak xalaat yu kawe ba weesu seen njox ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees góor ak i jigéen yu farlu ngir dundal ko ñu boole suñuy xol di leen